commencé ko bàyyi muy wat. tey café gi daa am xorom pole xanaa. naanal waaw. non Ibrahima. chanteur yi de boo xam ne fi am revue budul gold cup ñu ngi lay indil léegi gold cup. yaa ko fi am nga naan ko yow. mais war a tooleel ma seetaan sax may naan te gold cup. yaa ngi jóge ci mbedd bi war a ñëw ci kër gi ñu jox la gold cup nga jóge ci mbedd bi indaale sa kaas tegal kaas bi. mais nag nit da ngay am coloré. waaw yàgg naa kaasu café Touba yu fukki dërëm de. yàgg sa waa ji da ngeen yàgg. waaw dañu yàgg de. yàgg naa la romb nga toog di waxtaan. waaw Ibrahima. si Khady Thiam dinañu ko joxe dinaa wax mu envoyé ma message damay bañ juum joxe numéro personnel am moo tax mais bu ñu ko joxee incha allah dinañ ko jàllale mais Ibrahima tu disais nga ni yow toogoo fi woon nga ni benn jabar ngay loolu de man maa déggul wala. man daal taalibe sëñ Béthio laa ab cantaakoon laa quoi. man est-ce que du version bi. nii laa ko xam nga chronique yi day gën a neex ndax samay mbokk cantaakoon yi tàbbi nañ ci yëf yi. surtout. ay non Ibrahima loolu tey faaw ñu waxtaan si. waaw sama mbokk cantaakoon yi. waa Medinatul Salaam waa kër Soxna Aïda Saliou Thioune tàbbi nañ ci yëf yi tàbbi nañ ci yëf yi de. Ibrahima balaa loolu. sampu nañ Ibrahima nga ni léegi yow quartier bee tax nga am ñaar. waa quartier fu mu tourné booy naan ma grand da nga leer da nga bër. mais yàlla da nga bër topp yëre bi dafa ma ëppoon gisoon ni ma xate léegi. te da nga sañceeti sax. non góor gisoo yëre bi di ma xate xanaa. Jores wax na ko neen da nga sañceeti. waaw. macha allah bi rafet na lool sax. non ñaar moom foog mu am ko barke Cheikhul Khadim ba ñeent. barke borom Touba du ma deewee benn jabar. barke Serigne Touba du ma ko deewaalee ci kaw suuf. taalib bépp Serigne Béthio laa. non sama jabar amul problème boobu. sama jabar jox na ma ndigal aw ma problème boobu comme am naa ci ndigal rek amul problème. ayca sama jabar ju baax boobu moo lay nangul lépp. dëgg la nee na ma sëñ bi mu ne ma sang bi utal ba ñeent. damay bëgg di ay Pikine. na bu bàyyi mu sedd. léeg-léeg ñu naan grand bee ngi ay Sibi Xotaan. léeg-léeg ñu ne maa ngi ay Thiès. ay boobu ñu may pamtee. di ma toppatoo di ma njoñal ay ginaar di ma. non j'ai envie de vivre gayen. da ngay dund. dundal loolu laa bëgg des fois ma dóor samay grand bu may baax. bu la kenn yàqal. parce que là tu ne vis pas. mais Nabou Cor bu góor ñi ñëpp desee si benn jabar ñaari fan am ci réew mi de. bilaay. xale jigéen ñi bëri nañ de. sakkan takk leen gayen takk leen. noonu la demee. bëgg leen si soxna yi takk leen. jaajëf. waaw takk leen. jaajëf mais wutch bi naay sa trop. yàq fi am. barke sama nijaay da nga sañ. yàq fi am dóoral. Nabou kii rek. dóoral yàq fi am dóoral. naay sa good move. yàq fi am dóoral. ay ci suma gars yi maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñu am mbégte àndaat ak yéen c'est toujours un plaisir de retrouver Ibrahima sur le plateau di ko nuyuwaat bu baax a baax di nuyu itam waa Tëngéej di jaajëfal ñëpp ay ca coom bu baaxee on démarre la revue des titres ñu àndandoo ak yéen tey nag ñu daal di koy door ak yor ñëw na ci coopération sénégalo-guinéenne le premier ministre Ousmane Sonko la mu wax mën nañ ci tënk jàpp mooy mettre les peuples au cœur des relations bilatérales la mu gëm mooy lan mooy nañu fexe ba askan wi ci boppam nekk ñi nga xamante ni ñooy ñoŋal diggante dëkkaan yi nga xamante ni war nañoo àndandoo liggéey pour l'exemple de fi nga xamante ni mooy Guinée Conakry ba mu nekkoon démb ak fi nga xamante ni rek mooy réewum Sénégal bi mu nekk le premier ministre du Sénégal moom le premier ministre Ousmane Sonko daal di ci addu ci yu baree bari xam naa ni du ñàkk si kanam tuuti dinañ leen ko taataanal indil leen tous les détails relevant foofee nga xamante ni mooy ca Guinée ñu dem coom teel nga andi sport de ay ca kon ñu daal di dem rek jamais concentré bu ñuy kaa day ubbi nopp yi ba fàtte di wala. point actu sport Real Madrid Xabi Alonso met déjà un coup de pression à Kylian Mbappé et Vinicius Junior enfin en tout cas moom mi nga xamante ni actuellement c'est les techniciens de la Maison Blanche daal dina mettre la pression ñi nga xamante ni ñooy Mbappé ak Vinicius ndaxte itam la mu gëm dëggantaan mooy que équipe boo xamante ni dafa war a défendre dafay tàmbalee ci kaw wàcc ci suuf mu nekk ay kaddu yoo xamante ni tenir na ko à ses joueurs Nicolas Jackson itam bokk na ci les meilleurs attaquants au monde jamono ji mu daal di jiitu ki nga xam ne mooy Messi Havertz ak ki nga xam ne mooy Sorloth mu nekk nag mbir moo xamante ni moo am solo la ñu dem ay coow
ñu dugg ci réew mi quotidien delluwaat na foofee ca Guinée muy visite en Côte d'Ivoire Guinée Conakry ak itam Sierra Leone bi nga xam ne actuellement le premier ministre du Sénégal mu nga foofu noonu la mu ko jàppee nag mooy que benn stratégie africaine la boo xamante ni moom Ousmane Sonko daal dina koy indi ngir mën a permettre une intégration économique bu am solo ci li nga xamante ni mooy zone Afrique bile waaye itam permettre ba tey ji ni Sénégal retrouver li nga xam ne mooy place de leadership bi mu amoon ngir mën a rek permettre en tout cas benn éclosion économique boo xamante ni dina doon luy am impact lool si ëllëgu réew mi situation alarmante de la presse sénégalaise itam ab lettre ouverte bu appel ñu daal di koy jagleel Diomaye ak ki nga xam ne mooy premier ministre am di Ousmane Sonko ñu dem ayca source a ñëw na ci assassinat de Moussa Bouri Ndiaye à Temento démb rek ñu ngi ci doon waxtaan fii ci plus de détails dernier développement yi nag mooy que moom principal suspect bi nga xamante ni jàpp nañ ko bu Moussa Ndiaye di Babacar Ndiaye a quitté les urgences hier avant d'être déféré chez le procureur de Kolda. Toutefois l'enquête s'oriente sur les présumés complices de l'infirmier chef poste de Temento adjudant Tamsir Omar Diouf et ses hommes cherchent à savoir les circonstances yi nga xamante ni moo daal di am ci mbir mi moom nag gannaaw démb ba ñu ko lynché foofee nga xamante ni lu jëyee ji daal di amee daal di nañ koy yóbbu hôpital gannaaw nag ba mu fa génnee yóbbu nañ ko ci procureur fi mu toll nii enquête bi mu ngi daal di gisandi quelques si ñi nga xamante ni njortu nañu ni en tout cas ñoo ko daal di jàppale si jëfin gu ñaaw googee mu daal di def ba tax na rek ñu ngi koy daal di woyal ngir mën a indi plus d'éclaircissement ci li nga xamante ni xewoon na foofee ca Kolda waaye itam moom arrestation fi mu toll nii kenn gisu ko ci li nga xamante ni mooy espace bi ndaxte sous la menace d'une plainte de taxawu ndonoy mag ñi moom nag lépp li nga xam ne def na ko fii ci réewum Sénégal Ousseynou Seck alias Akhenaton logé fële nga xam ne mooy ca Radisson Blu Akhenaton d'accord Akhenaton mooma mu ngi noonu Radisson Blu la nekkoon en compagnie des garde-corps mouvement taxawu ndonoy mag ñi nag dañoo ne déposé nañu plainte ngir rek daal di xool naka la ñu koy yóbbee ca kanamu yoon moom Akhenaton selon Serigne Modou Bara Dolly et ses amis du mouvement des proches de l'activiste les en ont sollicité pour un retrait de leur plainte déposée au commissariat de Touba la ñu bëggoon rek moo ñu daal di dindi li nga xam ne mooy plainte bi ngir moom mu daal di mën a wéyal ay mbiram doxal li nga xamante ni mooy activité am waaye dafa mel ni rek ñoom déggee wuñu ko noonu la ñu bëgg a dëggantaan rek moo ñu yóbbu ko ci kanamu yoon ndaxte ay waxi nag mi jëfinam daan na loo xamante ni rek jàpp nañu ni sàmmoowul ak li nga xam ne mooy yi fi ne le Rassemblement islamique du Sénégal itam ivre de colère contre la sortie du général Meïssa Sélé Ndiaye le parquet invité à s'autosaisir le RIS Ajwarda considère ses propos comme d'une extrême gravité et appelle à ce qu'il ne reste pas sans suite lañ ca bëgg nag moo ñu daal di koy woolu leeral la nga xamante ni yëkkati ko ci ay kaddu ndaxte jàpp nañu ne rek la mu daal di yëkkati ci ay kaddu rafetul te tegul ci yoon Major Kandji nag dafa mel ni dafa daal di teg ab oto ngir mu mën a obtenir li nga xam ne mooy liberté sous contrôle judiciaire après auprès du juge d'instruction du premier cabinet de Kaolack le gendarme à la retraite qui continue de nier tout délit d'escroquerie foncière a mis en gage une voiture dont la valeur est estimée à 13 millions de francs CFA donc lii moo tax ñu daal di bàyyi ki nga xam ne mooy Major Kandji mu daal di génn ñàkkul ne ci kanam dinañ ci daal di ñëw avec plus de détails ñu dem. Point actu ñëw na nag ci li nga xamante ni mooy division interne et cacophonie l'APR en danger de démantèlement noonu la ko daal di tuppee Harouna Dia moom mi nga xam ne xarit la woon jege lool ki nga xam ne mooy Macky Sall daal dina assumer proximité am ak moom le premier ministre Ousmane Sonko fële ca Ouagadougou waaye nag Abdoulaye Daouda Diallo daal dina jël part ci dialogue bi 2 jours gannaaw ba ñu mandat de dépôt que li nga xam ne mooy Mansour Faye Abdoulaye Seydou Sow itam daal dina révéler que Macky Sall était partant pour le dialogue kon boog Macky Sall nangu woon na ñu dem ci li nga xamante ni mooy dialogue bi selon point actu deux députés de l'APR itam candidat à la défection mais craignent de perdre leur mandat loolee itam mu nekk mbir moo xamante ni rek la ñu yaakaar mooy APR fi mu toll nii ci démantèlement la daal di toll week-end social à Grand Dakar itam Alioune Sy au chevet des populations mu nekk mbir moo xam ne point actu daal dina koy indi waaye itam dossier douane la plaidoirie des avocats de l'homme d'affaires ils sont très confiants face à face avec le magistrat
magistrat instructeur muy rek li nga xamante ni mooy dossier Khadim Ba bu Locafrique itam actuellement dafa mel ni yëkkatiwaat nanu ko ñu dem. Les Échos yéenekaay ñëw na ci situation catastrophique de la presse sénégalaise. Diomaye et Sonko interpellé. Ibrahima Lissa Faye nag la mu wax mooy depuis at a ngi nii secteur bi dafa daal di subir ab asphyxie boo xamante ni ndànk-ndànk mu ngi daal di yàq lu baree bari muy situation sociale boo xamante ni tax na liggéeykat yi amatuñu dara mënatuñu dara ba ci li nga xam ne mooy veyu tabaski bi ñu nekk nii ñi nekk ci média bi daal fi mu toll nii dañoo daal di jaaxle nekk si njàqare te li ñu yaakaar rek mooy président daal di leen si mën a jàppale jéem a xool naka la ñuy jàppale waate secteur bi yi nga xamante ni mooy secteur de la presse. Question orale au ministre des Finances et du Budget. Thierno Alassane Sall nag moom dafa mel ni jaaxle la daal di yëkkati ci li nga xam ne mooy endettement bi nga xam ne réew mi daal dina ciy toll ndaxte la mu wax mooy 70 émissions de titres de créances sur le marché de l'UEMOA en un an 1694 milliards yoo xam ne mobilisé nañu ko dette à moyen ou long terme pour couvrir les dépenses de fonctionnement des emprunts à taux élevés et à maturité courte loolee yépp tax na daal moom Thierno Alassane Sall nee na nañ ko wax dëggantaan ana fan la endettement bi daal di toll ndaxte jàpp na rek ni ñuy endetté wu nii dafa doon loo xam ne lu bëri la waaye itam rythme bi itam dafa doon lu gaaw a gaaw lool ñu dem. Le Quotidien yéenekaay daal dina wax ci visite bi nga xam ne Ousmane Sonko amal na ko fële ca Côte d'Ivoire seeti woon itam ki nga xam ne mooy Laurent Gbagbo la mu wax nag Le Quotidien mooy Sonko semé Abidjan ado comprenez par là que ni dafa daal di jël Abidjan teg ko li nga xam ne mooy ca ginnaawam ndaxte le président Ouattara dafa daal di juger le geste de très mauvais goût donc certainement ñàkkul ni ki bind lii nga xamante ni mooy article bii nii daal dina dégganteeg le président Alassane Dramane Ouattara ngir laaj ko dëggantaan ana lan la xalaat ci moom Ousmane Sonko dem bi mu dem fële nga xamante ni rek mooy ca Laurent Gbagbo xëy na looloo tax mu daal di koy bind dans tous les cas nañ ko bàyyee le quotidien ñu dem. Sud Quotidien ñëw na ci dette publique bi itam 1694 milliards wax nañ ko tout à l'heure entre mai 2024 ak mai 2025 TAS demande des comptes la mu bëgg nag moom Thierno Alassane Sall mooy ñu wax ko koppar gi nga xamante ni lépp nañu ko te mu toll ci 1694 milliards ci benn at nañ ko wax fan lañ ko dugal nan lañ ko utiliser ak itamit nan la demee loolu la Thierno Alassane Sall bëgg ñu daal di koy leeral en tant que député de la nation du Sénégal ñu dem. Walf Quotidien ñëwaat na ci loolee muy bëgg-bëgg gi nga xamante ni daal dina koy def waaye nag andi titraay buy course à l'endettement mu mel ni rek fi mu toll nii endettement bi mu ngi nekk loo xamante ni dafay gën a daal di avancer par rapport ak situation économique bi nga xamante ni moo ne ci réew mi moom itam la mu wax rek mooy les bons assimilables du trésor BAT ak obligation assimilable du trésor OAT yooyu yëpp daal dans tous les cas dañ ko indi la tontu leeral ko dëggantaan koppar gi fan la jóge fu mu jëm nan lañ koy utiliser ak itam kan moo koy gérer loolu la Thierno Alassane Sall bëgg ñu daal di koy defal ci nu mu gën a gaawee ñu dem. Direct News nag ñëw na indi yëpp jàngat bu mu def ci secteur du transport inquiétude sur le train express régional mu mel ni train bi lay actuellement am na ay problèmes yu baree bari yoo xamante ni duñ ci waxtaan ndaxte vitesse commerciale des rames bi dafa daal di wàcc lu baree bari parce que am na ay sur 15 rames yi nga xam ne ñoo nekkoon en exploitation dafa mel ni 4 dañ leen daal di téye ndaxte dañu am ay problèmes yoo xamante ni ñoo leen teree daw fii nga xam ne mooy ci réew mi. Des sources dignes de foi 7 rames supplémentaires ont été acquises waaye ba ñu ko amee léegi mënaguñu daw ndaxte amaguñu li nga xamante ni mooy certification bu ISA Independent Safety Assessor à la surprise générale de l'ordre service n'est pas encore signé par le maître d'ouvrage qui n'est autre que l'APIX. donc ñu jàpp ne rek fi mu toll nii terre bi am na yu bëri yoo xamante ni ñu ngi nekk ak dawuñu parce que am nañu ay problème am na itam yu bees suñu indi yoo xam ne itam mënaguñu daw parce que tout simplement amaguñu li nga xamante ni mooy boobule certification mu mel ni rek loolu dafay daal di freiner encore une fois de plus li nga xamante ni mooy vitesse commerciale bi lee ñu dem.
opération dem tabaski déggoon ngeen ni daal dinañ ci boole li nga xamante ni ñooy avion yi dem vol régionaux yi dafa mel ni nag dafa nekk ab flop selon enquête ndaxte AIBD SA dañ daal di annoncé en grande pompe li nga xam ne mooy ay vol inaugural bu Tamba Saint-Louis boo xamante ni mësagul naaw ba léegi les raisons pour lesquelles le ministre Yankhoba Diémé a tout arrêté ndaxte ci biir BTP yi la plusieurs chantiers à l'arrêt entre Koungheul Kédougou Bakel et Kidira chantier yooyee taxaw moo waral rek fi mu toll nii mënaguñu tàmbali demlante beeg diggalante boobee nga xamante ni yaakaaroon nañ dinañ ko daal di door fii ci préru li nga xamante ni mooy tabaski bile ñu dem observateur nag daal dina ñëw plus en détail ci li nga xamante ni mooy dossier bu Khadim Ba Locafrique ba mu jàkkaarloog juge d'instruction bu PJF secret d'une audition au fond le patron de Locafrique affirme n'avoir été qu'un facilitateur ni importateur ni prestataire dans cette affaire qui l'oppose aux douanes la mu wax nag mooy moom mosu see nekk lenn lu dul ab facilitateur maanaam la nga xam ne moo ci liggéeyam mooy jàppale leen xool naka lañ ciy demee ak nu ñu ciy liggéey boole leen ak ay nit ak yu ni mel gannaaw loolu nekku ci leneen loo xamante ni rek daal dinañ ko ciy jéem a dugal l'aval de la BCEAO et la signature de Al Aminou Lo aujourd'hui ministre évoqué pour prouver la régularité des opérations mu mel ni rek la mu teg comme firnde mooy que ni BCEAO d'accordoon na te Al Aminou Lo bi nekk tey ministre nekkoon na ki nga xamante ni tey àndoon na ci loole ngir rek wane ne mbir mi dafa daal di tegu ci yoon waaye itam rapatriement présumé de commission d'environ de 45 milliards de francs CFA ak itam refus président Macky Sall appliqué li nga xam ne mooy injonction yu FMI et l'effort stratégique qui a mal tourné loole yëpp daal Al Aminou Lo loole yëpp daal ki nga xam ne mooy Khadim Ba Locafrique ba mu jàkkaarloog juge d'instruction bu PJF daal dina koy teg sur la table mu mel ni rek dossier la boo xamante ni yàkkul ni dinañ ko daal di yëkkati léegi-léegi waaye ci wet ba itam am na yeneen i dossier explosif yu ñu transmettre à la justice lu ci mel ni les déclarations de transactions en espèces qui sont passées de 16 millions 900 et quelques mille ba 42 millions 735 mille loolu yëpp nekk ay mbir yoo xam ne jébbal nañu ko justice waaye itam corruption trafic d'influence portant sur 1 milliard 500 itam daal dinañ koy jébbal association de malfaiteurs sur 776 millions 189 mille 893 francs via les géants en ligne loolu yëpp daal dinañ koy teg sur la table de la justice ngir ñu mën ci indi ay leeral ñu dem Libération ñëw na nag ci bras de fer judiciaire entre deux sociétés irlandaises et la compagnie aérienne nationale mu mel ni ba léegi rek wàllum dem leen dikkalante bi ca kaw ca jaww ji dafa am problème ndaxte tribunal autorisé na saisie wu 4 aéronefs yoo xam ne loué woon nañu ko te Air Sénégal moo ko daal di woon loué ndaxte en cause ñeenti contrat yoo xam ne de location la woon aéronef signé woon nañ ko le 8 mai 2018 ak itam 23 décembre 2019 avec les sociétés Argent Aircraft 20 Limited et Sasof qui réclament le paiement de 5 milliards 41 millions de dollars américains 5041 millions de dollars américains mais aussi la restitution des avions la nga xamante ni nag moo tax loolu rek tas ndax dañoo yor ñaari ordonnance yoo xam ne tribunal bu commerce de Dakar moo leen ko daal di jébbal bu ñaari sociétés yi la yoo xam ne dañoo annulé contrat leasing yi nga xam ne ñoo leen lañ sekkoon ak Air Sénégal ngir rek ñu mën a daal di téye li nga xam ne mooy ñeenti aéronef yooyu ba dootu ñu mën a naaw waaye la ñu gis rek mooy dañoo refoulé huissier boobu noonu di continuer di utiliser li nga xam ne mooy ñeenti aéronef yooyu di ko exploiter maanaam la nga xam ne nag tey jii nii daal dinañ leen koy ordonné Air Sénégal mooy que nañu arrêté immédiatement exploitation wu ñeenti aéronef yooyu wala boog saa suñ ko utiliser rek 500 millions de francs CFA par heure de vol dañ koy fay ñi nga xam ne mooy ñooyee société waaye encore yemuñ ci loolu Air Sénégal saa su téyewaatee aéronef yooyu noonu bépp fan boo xam ne téye nañ ko rek dañuy fay 500 millions de francs CFA par jour de retard donc fi mu toll nii ils sont obligés en tout cas delloo li nga xamante ni mooy ñeenti aéronef yooyu noonu ngir mën a rek daal di respecter règlement bi nga xamante ni en tout cas selon Libération daal di nañ koy teg muy ordonnancement bu ñu leen daal di jagleel. ci kaw fële kadate la ab faux magistrat. waaw ab faux magistrat boo xam ne dafa waaw da doon proposer liberté provisoire certainement ngoone dina ko indi ci cas sur cas ñu dem. loolu moom may ko ngoone Aïcha
Rewmi Quotidien rek ñëw na ci Guédiawaye FC AS Pikine un derby à huis clos lii itam mu nekk loo xamante ni daa mujjee soof ci mbir mi ndaxte Guédiawaye FC AS Pikine waroon nañu football ñu njëkk leen proposé stade bi nga xamante ni moo nekk fii di Léopold Sédar Senghor ngir ñu inauguré waale ko Guédiawaye bañ. ñu proposé waat leen stade bu Yoff Guédiawaye bañ dégg naa sax am ñu vocal kilifa gi ci Yoff naan kan gars yi dañuy indi coow dañuy xuloo dañuy xeexoo ngir match bañ a am lépp waa Guédiawaye léegi nag finalement génnee nañu leen Dakar yóbbu leen Thiès huis clos seen supporters duñu seetaan donc vraiment je pense que ce sont des choses yoo xamante ni war nañ ko éviter quand même parce que dañoo war a stabiliser ligue championnat local bi ba mu gën a am doole quoi très honnêtement. fardu yëf yi dama jaaxle Guédiawaye daal man daal sama gars yi daal. non xoolal huis clos bi ci la défaite bi di gën a doy waar AS Pikine da mais jaru ko woon mënoon nañ ñëw may ñu match bu neex fii Léopold Sédar Senghor ñëpp dem seetaan yi mais ñu fexe ba waaw. mais grave dañ leen di dóor. yàlla baax na yàlla xam na ne ci xol yi. jërëjëf. jàmm rek gi fekk ci côté bi kan la. mu yow le protocole le président devant les autres suivent coow li moom bettuma woon maa ngi ñëw ci yow le pot de colle jaxate el maa rek daa mën tooñ nag ces vêtements si chers qui coûtent les yeux de la tête. Ngoné maa ngi. Ngoné kii ku mu. Gongo. kii ku mu. ah moom de nee na gars yi lañ mais nag wax na dëgg gars yi sol dafa cher. mais dafa cher. ba pare tamit li mu wax dëgg la ndax tey Sonko nekk ci digg bi le président nekk à côté du yoon. ah ba pare Sonko di reetaan comme si sans pression quoi. kay xataraay di tëb ba ci kaw di wàccaat na. dana fa yegg ngelaw li na ko téye de wuy ma tëbu mag baaxul nag sooy wàcc nii lu nekk ba pare tapis rouge bi léegi yamalewuñ ko ci benn nit léegi dañ ko yaatal. mais ñoom ñett président lañu. mais lii du yoon. président assemblée nationale ñoom ministre rek. non dëkk bi dafa war a delluwaat ci yoon. défilé de mode de gouvernance. défilé de mode de gouvernance. fi ne ñëpp yow yaa ngi ni sañ sewoo yow nañu waxante dëgg rek yow sañ sewoo nii ba rafet waaw wala déet dama lay laaj. non gars yi dañoo sañ non yow laa wax ndax sañ sew ba rafet. waaw sañ sew Ibrahima sañ sew ba rafet. nice kay ndax sañ sew. nice kay man sañ sew bu baax. ci lañ dëkk waaw nit ki nag li am na lu ma kii waxoon rek loo xaw ma loo am moom ngay dugg jee marché. dëgg yàlla. wala fa ko wax. yow bu dee gulu nga am nga gulu. kii amee golu këpp mu naan golu këpp. Oja ci kër gi la nekk man gis nga Oja maa ko wóolootul. nga naan Zado. Oja ci kër gi la nekk. ba pare xoolal El Malick ak Sonko. en tout cas seen sañse rafet na de. maanaam flex quoi. dañu mën sañse dañuy. flex. xam nga ne El Malick mais kaay moo xam nag est-ce que xam nga Oja loolu moo si gën a loolu moo gën a neex ci photo bi. mooy sañse yi président di sañse dëggantaan. Ibrahima moom la ko defal nii. non dëgg la léegi ñi nga xam dañuy xatalaay ñoom sañse yi sañse ci plateau bi Oja loolu leen solo. jërëjëf Ngoné. seeni vrai sol. seeni vrai sol leen solo. jërëjëf ba suba ak jàmm. incha allah da ngeen yem ne ñooñ mais ñi ci tapis yi it seen vrai sol lañ leen solal wax dëgg yàlla. seen vrai sol lañ leen sol. aywa jërëjëf Fary. merci Fary. pour la revue yàlla baax na. yàlla baax na léegi wóoratul de yàlla baax na jërëjëf. jërëjëf kii nee na Ngoné 3 pièces daa cher de 400 000 la yàlla baax na. du ma tontu tey du ma tontu ayca ajaratu Ngoné madame Diop bonjour et bienvenue. def ñu ngi fi.